léegi ni ñuy sartewaate suñu problème suñu bopp mooy lan tubaab yi borom xam-xam lañ soxlawuñ borom doole ndax soxlawuñu Afrique tubaab yi dañuy xeex Afrique di xeex diine nañ fexe ba Afrique du dem waaye diine ji nga xam ne mooy doxe ñu xeex ko ci méthode boobu da ngeen di déglu ma wax leen lu leer ni ñuy xeexe Afrique ñi ngi ko jaari ci carte de séjour ak nationalité yàllanteeg yow mi ko am na nga am xam-xam ba xam fi ngay teg sa tànk waaye soo ko amul tubaab bi dañ la dominer def nga fa 30 ans ñëw nga tabax kër takki soxna doom juddu ci ba màgg fekk la ci réew mi kon xam nga ne yàgg nga fa boo demee ba doole ji waaj a jeex ñu xam ne lee nga gaare la nga bàyyi ca réew ma loola da nga koy mën a dem di ko dunde te loolu lañ bëgg récupérer waat dugalaat ko muy li nga root sotti ci pind bi lañ bëgg nga sottiwaat ko ci biir teen bi loolu mooy lan dañuy ñëw ne la xëy séjour indéterminé mi ngi nii def rajunje familiar ne la mën ngaa dem jël say doom indi garaat ne occasion ngi noonu ndax wut visa dafa jafe daal di ñëw fekk ndaw yi nga xam ne ñoo waroon a nekk avenir réew mi ëllëg réew mi di leen préparé ci di leen jàngal nga xëy dagg seenum njàng daal di ñëw defal leen rajunje familiar wutal leen ay passeport wutal leen ay visa indi leen wut kër temps boobu li nga ciy def rek yàgg la def nga ñëw nekk fa ensemble ak sa famille yow sa jubbu bopp ngay liggéey la nga dese ci doole la tubaab bi bëgg ñëw nga gunge leen ca loola yor leen ci ba sa doole nag kësang fekk ñoom ñu xam réalité réew mi am doole ju ñu mën a liggéey su ko defee ñu mën leen a jàpp récupérer leen yow ñu bale la delloo la sum réew loolu gis nañ ne séjour indéterminé yi da koy def ci ñi wayaf bopp waxuma ñëpp nag ñi wayaf bopp léegi bu fekkee indi nga say doom yu tolloon ci jàng alxuraan ba jeexal téereb kaw bi wala ñu dem ba wàcc war a bind nga xëy dagg seenum njàng naan damay bañ at yi ëpp damay bañ mu def nii benn la xañ nga leen lislaam xañ nga leen it seenum réew ca réew moom la ñuy investir bu ndikkee it la ngay jotoon def ci ñoom seen bopp bi danañ ko dindi ba mu set installé yaat ci application bu bees muy duutuñu am kilifa duutuñu am ndey duutuñu am bàyyi duñu amati njàng te la baax duñu leen ko jàngal ba pare seeni charge yaa ko yor te foo amee ñoom problème ñu jàppale génne kër gi ci ko fa def 30 ans loolu jaarul léegi nag loolu bu amee fan la solution bi nekk c'est trop tard waaye bu ñuy wax dañuy wax ñi nga xam ne duggaguñu ci te nekk ci biir frigo ndax am nañu fi ne seeni xalaat ñi ngi ci nu ma mën a fexee ba indi soxna si soxna yi ku leen fan da nga leen di sonal rek ndax mënaloo leen dara foofa mënaloo leen a defal dara liggéey ba nga doon am amatoo ko nga indi leen ci condition yooyu xam nga ne yaa leen taxawaaluloo wala nga duggloo leen ci lu ñu war a dugg te yooyu bu ñu jaxasee def collectif gi dafay jeex loolu pour nga régler ko duutu xaj ci àddina te temps bu yàgg ci nga ko defar temps bu yàgg ci nga takk soxna temps bu yàgg nga nekk ak moom temps bu yàgg nga tabax kër temps bu yàgg nga la sa doom juddu yooyu yëpp nga jël ko sattuyaat ko ci fiiru tubaab yi ñu xañ la diine xañ la investir sa réew boo gisee Afrique tardé loolu gaal yi bi ñu ñëwee tubaab yi récupéré nañ ci liñ soxla ci ay jeunes am na ñu ñu régulariser ba jox leen remplacer ko ñi nga xam ne yàgg nañ fi ba pare amatuñ doole màggat nañ jël nañ seen famille indi fi bu ñu dem Sénégal wala fu ñu mën di dem ci àddina bi seen jëmm doo nga fay wàccaat nga xam ne liñ jotoon dajale fi yëpp yóbbu nañ ko boo déggee këru kese nga fi fekk investiroo fi dara loola mën a yor mënoo fee toog weer boo dikkee nan ngay def dund gu metti loolu xam-xam da koo gën nañuy wut xam-xam njëkk ngay soobu ci mbir bu fekkante ne yàlla dimbali nañu ba nu ñëw ba nekk ci conditions yi sa njaboot téye leen ci biir réew mi man mënumaa gëm ne rek boo tekkee da ngaa génn réew mi déedéet bu ñëpp wanee réew mi gannaaw du sotti réew mi ay mag rek ñoo fi des mais ndaw yi ñenn ñi jaay nañ seen bakkan ci gaal yi ñenn ñi seeni famille yóbbu nañ leen ci seeni këyit xoolal nationalité yi nga xam ne joxe nañ ko am na ñu ci bon bopp ñoo xam ne daanaka ab yéegukaay la leen def réew muñ xemmeem rek ci seen xalaat rek daal di dagg bii dem duñu xam réalité réew ma duñu xam condition yi ñu fa war a nekk ba pare nag âgé boole ci yor ay at yoo xam ne si romb nga 50 ans di wéy dund ci réew mi daanaka 30 ans léegi ban expérience nga mën a tee am bu mën a jariñu ci réew mi waaye nationalité bi moo la posé rek nga xëy ne damay dem ay Angleterre rek damay dem ay Allemagne ak réew moo dégg na baax na rek nga départ boo demee ñooñu ne réew sàngam laa dégg nga jàllantuwaat finalement nga dir si waat fa nga nekkoon fekk yàq nga sa temps te am na loolu boo ko toogee ci réew ab temps amoo ko fa da ngay xam ne duutoo ko am loolu ñàkk xam-xam a koy def te tubaab bi moo ko ci jublu am na ci majeure partie bi ñoo xam ne si dir si waat nañ Sénégal ak seen famille bépp
ak seen i nationalité perte nañ seen temps ca démarche yi ñu doon def pour andi ñooñu ak seen liggéey ban yàq ak alal ji ñu jotoon di investir fii defaat ko ca ndaw yi yóbbu leen fa am ci ñooñ ndaw yaa nga fa des nekk di dugg ci catastrophe ndax ba ñëwee tubaab yi dugal nañ ci ñoom leen complexe dab leen ñuy dajaloo di àndandoo di dugg ci terrain yi du ñu fay di dugg ci biis yi du ñu fay di jooyloo seen waajur yi bëccëg ak guddi ñu leen di woo ay tribunal ñuy signé jeek ñëw ñoo fi def kata bi ñoo fi def lii te ndaw yooyu amuñu jom xaajali tubay di roy tubaab yi bënn seen i nopp ne ci mbedd yi di këlëng-këlëng yi taxawalu kenn amu ci jom yi liggéey loola tukki bu yàqu la dëgg nag neexul da nga ko wax am ko ci gis boppam daal lay mere lool duutu la nangoo dëgg kooko xamal ne mu ngi ci firu seytaane dëgg moom képp koo xam ne dégg ko da nga ko war a accepté ndax li ñuy wax ñun amuñu ci intérêt lu dul intérêt ñi nga xam ne ñun ñoom lañ ci waxal ak suñu intérêt réew waaye réew ku fa dem l'âge de 30 ans ba fi mu ne nga nekk ci 55 ans xam nga ne la ëppoon ci sa doole jeexal nga ko foofu te fii ngay jubluwaat mënoo fee def dara fi may terminer nag mooy damay ñëw ci beneen version bi nga xam ne moom laa ci war a doole